mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. tontub ministre intérieur yore organisé élection Sénégal Aly Ngouille Ndiaye ci kàddu yu Abdoulaye Wade ci ne daan def kem kàttanam ba élection du am 24 février 2019 loolee du lu mën a ne jëwriñ ji tontu ko xam leen ni bu keroogee 24 février fu ne ci anam yi watin ci Sénégal daan fa yebali ndaw ci wàllum wattu karange gi wàllu xibaar bokk na ci dogalab atte ñeel gendarme bi demoon kër njabootu Ousmane Sonko Ziguinchor ngir fuqarti ay fiche ñeel jamonoy parrainage ga fi woon ñetti weeru kaso yum dul tëdd gendarme boobee di sursis ginnaaw bi nu ko toppee jëfandikoo ak kilifteef gu tollawul ak yëmu yor football ñaareelu matchu Sénégal gaynde yi ci wàllu CAN U20 ginnaaw ndam diggante ak Mali tey ñaareelu match bi diggante Sénégal Ghana lay doon ci kanam tuuti 15h30 sport gi ci fànn woowu ak yaatali Cheikh Tidiane Diagne yéene kaay Mamadou Mouhamed Ndiaye mooy dellu si incha allah dégtal leen journal bi nu jagleel campagne électorale ci Sénégal Abdoulaye Diop ci technique bi. Aly Ngouille Ndiaye jëwriñ ji nu dénk biir réew mi indi la tontu Abdoulaye Wade ginnaaw kàddu yu mu yëkkatee ca Versailles ca Paris ci ne élection du am 24 février lu may danoo soppar ñi anami wote wuñ fii ci mim réew loolee du lu mën a ne ci Sénégal ministre intérieur ni waxee ca daanu jël bu keroogee 24 février bépp matuwaay ci fànn woowee ñu déglu Aly Ngouille Ndiaye. non bon j'ai entendu. dégg naa ancien président Abdoulaye Wade di wax ni dina def lépp ngir empêcher scrutin bi waaye lu ma ciy wax rek mooy que position homme politique la waaye nag scrutin bi moom élection bi dina am te bu ñëwee fii moom Abdoulaye Wade dañ koy accueillir ndaxte moom ancien président la woon te def na lu bëri fii ci wàllu nag sécurité moom dina am ci dëkk bi ndaxte ci bureau de vote yëpp ñaari fan balaa élection yi force de sécurité dañ fay nekk assurer itam sécurité dëkk bi. matériel et également assurer la sécurité. Aly Ngouille Ndiaye ci micro Mouhamed Ali Mouba mi tekki kàddoom sànq la addu moom jëwriñ ji nu dénk biir réew mi ci jamonoy xewu amoon ci école police ñeel matériel bi nga xamante ni moom la nuy di wote ca ñu daal di tàmbali tey ji jaare ci xew woowee séddale mi ñeel diwaan yeneen i Sénégal ginnaaw Ndakaaru ngir kon ñu jot yooyu jumtukaay wote yin laata bëccëgu tànneef li Ousmane Sonko bu Pastef moom yëkkati kàddu jëm ci li nga xamante mooy kàddu yi maître Abdoulaye Wade la ma ko jàppe mooy taxawaay rek ci wàllu politique di position politique boolewu ca nag benn commentaire dim njàngat ñu des ak Abdoulaye Wade ak i kàddoom te Versailles ci Paris ñeel élection yi fii ci Sénégal ay jàngatkat ci wàllu politique ñoom jàpp ne du ñàkk xëy nag mag waaye kàddu yi moom lu leen bett la loolee ay politologue ni gisee ci dossier Adja Binte Diallo. Alioune Ndiaye journaliste dafa jàpp ni maître Abdoulaye Wade ay kàddoom mi ngi bëgg a jéggi dayoo ndax nag mbir mi fu mu toll nii mi ngi feneen. benn góor boo xam ne def na ci dëkk bi dëgg la ci démocratie dëkk bi am na lu mu fi def et tout day toog France ba mu neex ko mu ñëw yëngal sunu dëkk dem tëddaat ba mu neex ko mu dellu siwaat yëngal dem tëddaat ba mu neex ko mu dellu siwaat yëngal bu yàggee dafay mel ni ñun dañu ñàkk fayda et loolu lay nirool d'ailleurs dafa ñun ñi toog di ko seetaan ñi koy topp di yëngal réew mi ñun ñëpp dañu ñàkk fayda parce que moom li mu am ak ñi mu am fonk leen boolewu leen ci dugalu leen ci. maître Abdoulaye Wade dafa xamul li xew ci Sénégal ci wàllu politique jamono ji professeur Moussa Diaw bu UGB di dolli ne nañu ko jéggal ndax nag ay atam. nu muy waxee dafa mel ne dafa am décalage dafa am déphasage par rapport ak réalité politique bi loolu nag waruñu ko tenir rigueur parce que mag mu bëgg politique la mag mu xarañ la ci politique mais là situation bi ñu nekkuñ ci situation ba nga xam ne war nañu daje di waxtaan ak yooyu. maître Abdoulaye Wade mi ngi wane ti boppam fekk ëllëg la war a ñëw fii ci Ndakaaru li mu wax nag déception ak surprise ci askan wi. Adja Binte Diallo yooyu kàddu ba tey yu Abdoulaye Wade ñenn ci askan wi Ndakaaru tey jii xëy di ko càmbarandoor ak waxtaanee ñenn ci ñoom ci micro Mami Diogop Ndaw. ma yaakaar ne fii dëkku jàmm la réewu jàmm la jàmm lañ fiy ñaan donc bon mag boo demee ba nekk mag donc da nga war a uuf say njaboot mais di inciter violence loolu baaxul ci réew alors que soxla nañ leneen lu dul loolu dund dans la main dans la main bon ñi fi nekk nag ñi fi dekk depuis boobu léegi xam nañ li fi ne. élection dina am pour lan élection du am incha allah élection dina am mais moom nekk jóge na fi bëgg fee teg doomam loolu mënu la ne élection mooy am si jàmm ak salaam incha allah. man ni ma gisee discours Abdoulaye Wade bi dafa simple daal parce que dafa ne ñaari candidats yi sérieux ñu ngi prison donc ñi ci des sérieux wuñ ñaar ñi dangereux ñu ngi
ngi prison ñi ci des donc duñu dara nañu noppal seen bopp te dama ne kon Abdoulaye daf ñoo mbécc quoi dafa mbécc Sénégalais yi maanaam daf ñu bett parce que li ñu doon xaar si moom tey moom bokkul partem bokkul doomam bokkul na ñëw soutenir ou bien bon mu mandu ci quoi ak li mu fi def yëpp mu mandu waaye naan ñii fi nekk duñu dara la république même la heurté élection du am waaw mu ne élection du am loolu ay caaxaan la loolu problème du problème Macky du problème yi keneen kooku militaire yeeg gendarme alkaati yi nañ leen seetaan ndax élection du am. ñu des ak politique gi ak lu ñeel premier ministre fi woon Abdoul Mbaye mi nu daal di te candidature am mu daal di jëlab dogal dem ci weti Idrissa Seck ngir jongante palak njiitu réew mook Mamadou Lamine Diallo sax démb la ñu ànd fësalandoo lu ni mel jàppale gi ñeel Idrissa Seck ci coalition Idy 2019 doxalin woowee ñeel que moom premier ministre ba fi woon Abdoul Mbaye El Hadj Amidou Kassé mi jiite pôle communication candidat beneen Macky Sall ne lu ko bett la ci jaaxal ko ndax ci fàttale moom El Hadj Amidou Kassé ay fan lu yàggul ci ginnaaw ñaari kilifa yi doon nañ fi tëbante tànk Amidou Kassé ak Ndiogou Diène. Candidat Idrissa Seck ancien premier ministre ak Abdoul Mbaye ancien premier ministre aussi mun nañu ànd seen droit la damay fàttali ne rek yàggul kenn ci ñoom wax na sa morom li nga xam ne doy na waar du ma ko répété parce que du suma yoon may fàttali ne rek ne ñun ñëpp war nañu maandu acteur politique boo gis am na sañ-sañ dem jàppale ki ko neex ki nga xam ne moom la wóolu donc ñoom seen alliance amul ci benn commentaire te ñu xam ni keroog madame Aïssata Tall Sall dafa yëkkati baat ne day jàppale président Macky Sall ñenn ci ñoom ci opposition bi xas nañ ko saaga nañ ko amul li ñu waxul ci madame Aïssata Tall Sall mais bu ngeen gisee mobilisation bu amoon Podor ngeen xam ne waa Podor weddi wuñu Aïssata Tall Sall ñu xam ne rek ku nekk ci ñun mun na far ci ko neex ñu bàyyi saaga yi xasante yi parce que duñu jëmee fenn. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu waxtaanee wàllu yoon ak gendarme bi demoo ni jamono kër wayjuru jigéen wu candidat Ousmane Sonko ci Ziguinchor doon fay fuqar ni ay fiche ngir parrainage gi moom nag gendarme boobee ab daan tegu na ci kawam jëm ci li nga xamante ni mooy doxalin woowu ñeel ko woon yooyu jamono ci Ziguinchor 3 weeri kaso yum dul tëdd di sursis ginnaaw bi ëttu àtte tribunal bu grande instance bu Ziguinchor jàppee ne li nga xamante ni noonu la doxale bokkul ci ya ko yoon may ak kàttanam ci liggéeyam Ziguinchor Lamine Ba. dogal bu ñëpp doon xaar ci mbir mi nga xam ne xew na ci kër Ousmane Sonko te ñu ne woon ay gendarme fa demoon mujj nañ ko xam tribunal de grande instance bu Ziguinchor nag daan na ki nga xam ne nag moo di Nicolas Mbindi 3 weer yi nga xam ne nag du ko tëdd maître Djibi Diagne moom mooy avocat défense ci dossier bi léegi. tribunal tey dafa jël dogal ba nga xam ne Nicolas Mbindi li ñu ko doon toppee nekk na mooy abus de confiance abus d'autorité. abus d'autorité dafa nekk infraction ba nga xam ne bu fekkente ne yow fonctionnaire nga wala nga nekk policier wala agent de la force publique ngay dugg ci këru jàmbur sans nga am l'autorisation de rentrer de la maison d'autrui loolu boo ko defee abus d'autorité la donc Nicolas loolu la def moom le tribunal dogal tey décision bi jaar na ci yoon. avocat bi nag di xamle xeetu condamnation boobee lañ leen ci jublu woon. condamnation bi dafa nekk une condamnation de principe maanaam dañ koy condamner pour mu jël conscience que effectivement li mu def du yoon. mais procédure bi ñuy def mooy procédure citation directe dafa nekk procédure boo xam ne boo ñëwee pour la première fois par principe tribunal du la condamner ferme nga dem prison mais pour nga jël conscience qu'il ne faut pas le refaire. donte sax am na ay takk der yu bëri nga xam ne nag teg nañ leen tey ci wetu tribunal ba waa Pastef mànkoo nañ nag ñoo fekkee li nga xam ne nag moo di verdict bi bu ñu génnee ci tribunal bi nag wane nañu mbégte bi nga xam ne nag moom la ñu amee Gérard Nalan kenn la ci ñoom. ñu bëgg a wax rek mooy que ñun dañu yàgg nekk victime violence donc gis nañ ci parrainage yi loolu lañ def gis nañu permanence bi ñu attaqué gis nañu aussi violence bi nga xam ne ñun ñu ngi koy attaqué ci wàllu campagne bi à chaque fois dañuy wax ne victimisation la loolu day wane rek ne le candidat Macky Sall dafa ragal. bu ñu jokkoo kenn nga xam ne nag moo ngi bëgg ci jàmbootu Ousmane Sonko lim ñu xamal mooy donte sax bëgg nañ ci verdict bi waaye jàpp nañ ne tribunal moo naa gën a sori loolee jéem a lijjanti ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yónni woon Nicolas Mendy Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. jërëjëf Lamine ñu des ci wàllu yoon ak li nga xamante ni mooy aw tiis dal ci kaw ñi nga xamante ñooy njabootuk këruk attekaay yi ci Sénégal ak nelawuk maître Mbaye Jacques Ndiaye avocat bi ci pàttali bokkoon ci kenn ci avocat yu soxna Aïda Ndiong ràññiku lool ci baro bu Sénégal moo wuy ji sunu borom démb ginnaaw mitit bu ko dab ñu rawale ci clinique fii ci Ndakaaru ay naatangoom nag di confrère am avocat nekk ci tiis ndax li nga xamante ni mooy dogal bi waaye ni mu daa tëddee
moom maître Mbaye Jacques Ndiaye ci wàllu taxawaay ak jëflante seen digg ak ñoom reportage ci palais de justice bu Ndakaaru ak soxna Kumba Ba. xibaar bi jëm ci faatug maître Mbaye Jacques Ndiaye mbetteel gu rëy la ci ay naataangoom am avocat yi ñu fekk ci palais de justice di Dakar dañu wax ni xibaar bu leen choqué la maître Ousmane Thiam moom moo jiite association bi ëmb ndawi avocat yu Sénégal. nouvelle la boo xam ne si bu ñu bett la ba pare metti na ci ñun aussi parce que Mbaye Jacques mosuñu woon yaakaar ni tey danañ xëy ñu ni ñu Mbaye Jacques dafa décédé quoi ndax amul woon loo xam ne si mën nañ yaakaar ni bon kii li koy dese du bari parce que du woon feebar boo xam ne si tëral na ko. seede yi bëri lool waaye it nduroo ndem si yàlla si nit ku baax la woon bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu maître Babacar Ndiaye di kenn ci ay xaritam. nit ku nga xam ne kenn xamee ko xuloo kenn xamee ko ŋaayoo nit ku nga xam ne aussi dafa amoon njàm man mi nga xam ne nii ay morom lañu woon ci baro bi nekkoon ay xarit vraiment nouvelle bu triste la woon li si des nag mooy ñaanal ko yàlla xare ko àjjana. waaye nag doonte xibaar bi tiis na am na ci ñoom ñoo xam ne dañuy fàttaliku moment wu bànneex yi nga xam ne dund nañ ko ak góor gi maître Ndiogou Ndiaye. bi mu jógee Makka daf ñu invité ñun ñëpp confrères yi ak yeneen ay xarit yoo xam ne ñun ñoo ko bokk mu invité ñu këram def foofu bernde muy lu ma neex loo xam ne moom laay fàttaliku ci moom. maître Mbaye Jacques Ndiaye daal di génn àdduna bàyyi ci ginnaawam wéetaay boo xam ne ay naataangoom nee nañ kenn du ko mën a remplacer. juróom fukki at ak ñaar la amoon mu ngi dugg ci barreau bu Sénégal ci atum 2001. soxna Kumba jërëjëf ñu ànd ci yooyu seede ndax ni ñu ko waxee ni ko jëflante ak moom yëpp xam nañ ko moom maître Mbaye Jacques Ndiaye ci mbaax geeg yitte gi nekkoon xaritu lool bu groupe Futurs Médias kon ci turu sax kilifa kër gi ak mboolem personnel bi ñu ngi koy jaale njaboot gi yëpp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala xarikal jëna fu mu jëm gënal ko fu fi mu bàyyi ko moom maître Ndiaye. ñu des ba tey ci wàllu xibaar yu tiis ak pàttaliku fukki at ci ginnaaw génnug àddina Boubacar Joseph Ndiaye moo nekkoon conservateur bu maison des esclaves bu Gorée tey ci suba nag ak pàttaliku ak i ñaan jëmee ci moom maison des esclaves ñu fàttali ne moom sëñ Ndiaye nekkoon na conservateur ba diirëb ñeent fukki at ak juróom-ñaar 1962 ba ni mu wujjee sunu borom foofee nag di Île de Gorée xam ngeen ni kër googee nga xamante ne fañ leen daa jaarale ñu nu jàppoon ci wàllum njaayum jaam mi doon na kër guy dugali koppar ndax képp kuy touriste di gan ku fi ñëw boo demee fële ca Gorée kër la gooy faw jaar ngir wàllu ko ziar ak li nga xamante mooy nimiku waral it mairie bu Gorée ne bu sañoon ñu jox ko yorin wi ci kon loxoy ministère de la culture donte du lu yomb na fi satu si la tourisme local di gën di am doole ci Île de Gorée visiteurs yi saa su ne ñu ngi fa ci maison des esclaves ngir maire bu Gorée dafa jot ñoom ñu daal di yore gestion bi maître Augustin Senghor daal di koy xamle ci waxtaan bu mu sekk ak Babacar Fall ci le grand jury bu le 13 janvier bii ñu génn. Pendant l'été, on a jusqu'à 5000 visiteurs. ci vacances yi danañu faral di am lu tollook juróomi junni visiteurs te loolu kontaan nañ ci trop waaye boo xool maison des esclaves lu muy indi ci koppar bëri na waaye ministère de la culture ñoom ñoo koy daal di jëfandikoo te boo seetee ba seet li nga xamante ni daal moo di wàllum culture maanaam compétence transférée la ba tax na fi mu toll nii suñu xeex mooy fexe ba loolu dellu suñu loxo ngir ñu mën see gis suñu bopp. ngir directeur patrimoine culturel loolu mënta ne Abdou Aziz Guissé. bés bu mairie bi amee ay jumtukaay ay nit ay gestionnaire de musée am xaalis bu mën a toppatoo bâtiment yi ci Gorée ak yooyu ko kay bu boobaa état bi moom daf leen koy jox rek ñu gàddu ko ndax fi ñu toll nii amul benn tabax bu nekk ci Gorée boo xam ne bii nii war nga fa mën a dugal xaalis pour defaraat ko loo xam du jóge ci xaalisu nguur gi. ngir moom sax maison des esclaves indiwul xaalis. la mu laaj pour nga gérer ko wax dëgg yàlla xaalis amu fa état bi daf koy jéggaani ut ko ci partenaire technique financier yi def ko ndax xam nga maison des esclaves tarif yi ñu fay def mooy tarif yi nga xam ne ci ay années 70 élèves yi bu ñu leen wàññilee fukki dërëm la ñuy fay pour tukku touriste yi fay téeméeri dërëm la ñuy fay. ngir Omar Diouf di responsable service culture ci quotidien Le Soleil xëy na ñu mën a lëkkaloo liggéey. état bi fa du ko mën a yenn saa yi yeneen dëkk yi ñoo koy jàppale dëkk yi am doole wala ak ay fondation ñu am doole mën nañ daal à la limite peut-être que bon mairie bi bu dee day andi ndox ci bâtiment bi wala bu ñu andi ay gardien ci kii bi ci bâtiment bi mën nañ intéressé mais gérer ko moom fii ak ay 100 ans 20 ans loolu moom je me dis état bi moo ko mën mairie mënu ko. ci dëkk yu bëri ci àdduna bi patrimoine yi ni mel gestion bi dañ ko jagleel nguur gi mu doon lu war ndax moom rek moo mën a dajale alal goo xamante ne danañu mën a ñoŋalaat bërëb yi ni mel. jërëjëf soxna Nafissatou ñu waxtaanee émissaire bu Cambérène ci wàllu kon ak cetal jumtukaay googee dinañ ko toxalee foofee ci bërëbu diine gi njiital ONAS Lansana Gagny Sakho xamle lu ni mel juróom fukk ci milliards ci liggéey bi dina ca dem moo nekkoon moom njiitu ONAS Lansana Gagny Sakho tey ganu RFM matin. Cambérène moo doon dëkk bi nga xamee ni foofu la ndox bu salte bi yëpp di aw dem ci géej
nga jël Cambérène amul woon assainissement loolu d'abord defe naa loo xamee ne du woon yoon la sama xel bu gàtt parce que boo jëlee ndoxu salte yëpp di ko awal biir Cambérène muy dem ci biir géej te ñoom amuñu assainissement du rafet dem fa tey commencé nañu liggéey pour def fa assainissement loolu émissaire u Cambérène 89 la ba léegi am na lu président diggee woon en 2012 ne woon na émissaire bi na fi jóge xaalis bu ñu am tey buy tax ñu mën a jógee 20 000 mètres cubes jour dem 90 000 mètres cubes jour bi nga xamee ne fii ba ñaar fukki at Ndakaaru du am problème assainissement même financement boobu mooy permettre émissaire u Cambérène jóge fa travaux yi waroon nañ ko lancé il y a 2 semaines. est-ce que d'accord nañ ci parce que ñoom ñu ci bëri taalibe Laay nañu wax ne day suyee seen dëkk beeg moo tax lu ni mel bëgguñu fa ñu bëgg ñu jëlee ko carrément est-ce que juboo ngeen ak ñoom tey jii. ñoom dañu bëgg mu jóge fa lii ma lay wax pour liggéey bi pour jëlee fa émissaire bi génne ko Cambérène loolu promesse su président la woon en 2012 donc émissaire bi dina jóge Cambérène bi nga xam ne mosul am assainissement tey dina am assainissement. Lansana Gagny Sakho directeur général ONAS yittewoo assainissement ci Sénégal accident yi bari lool fan yi rawatina jamonoy campagne électorale bi ak coalition yeeg seen i cortège gi ci mujj ñeel ñi nga xamante ñooy coalition Madické 2019 ak paatuk benn chauffeur ak kenn ci ñi nga xamante ñoo ànd ak moom ne responsable ci Fatick mu waral tey jàngatëb RFM ci moytu gi nu war accident yeeg tali bi rawatina campagne bi ni ñu ko waxee cortège yu gudd yeeg wata yu mag yi nu ci jëfandikoo waale soxna Awa Mbaye moo ñu defal gëstu bi moom it mu ngi ci campagne bi. wóolu na xam-xamam ak mën-mënam ndax dañu ko tànn ci ay nawleem yu bëri di ay chauffeur Bachirou Mbaye ne moom miin na bus bu muy dawal te xam na yoon yi nga xamante ne moom lay jël te équipe campagne bu Idrissa Seck tànn ko ci ñaar fukki fan ak benn yi nga xamante ne dinañ wër Sénégal. fa nekk nii parce que ay plus de 200 chauffeur nga fa mais buñ tànnee menn man kese ñu dugul ma ci xëy na am nañ confiance ci man expérience ci la bokk catégorie permis bi ci la bokk. en même temps qualité bi ci la bokk maanaam xam dëkk yi ñun dëkk yi parce que man fi 21 jours yi ñu war a turoon lépp dëkk bu ne xam naa foofu kenn du ma laajte fenn bu ma réeroon sax du ma laajte fenn moo jëm naa yóbbu sama bopp. bii mooy ñetteelu campagne électorale muy ànd ak candidat Ablaye Diallo ne kon lu mu miin la am na ci expérience. man chauffeur la j'ai fait 24 ans bu ma dalay dawal ak léegi. yow lan ngay dawal ci campagne bi. man maa ngi yor pick-up bu weex bi. ndax campagne kon métti na. campagne yi ñii bi mooy sama 3e campagne ni may fonctionner toujours moom lay fonctionner ak lu mu mën a doon muy événement gàmmu màggal n'importe quel moment ni ma ciy fonctionner rek laa ciy fonctionner événement bi nag da cee rawati parce que bii c'est vif dafa gaaw c'est 21 jours te dañ koy fu ne amoo da ngay jekke rek ñu ne la duggal fii yoon am na yoon yu neexul yi tamit mais yu neexul yëpp dañuy daw ndànk rek parce que doo ci jaral ngay xëccoo di def yenn yi. oto yi bu ñu dajaloo ba def ab cortège jël yoon yi vitesse yu gaaw ba doo xam foo koy natt ñi téye volant yi nag yor seeni yoxo seeni bakkan ak yu ñeneen. RFM Sport. soxna Soda Thiam ak ñun ci sport gi maa ngi lay ziar Soda. di dellu di la ziar Hadj Assane Gueye. match bu am solo ñeel sunu gaynde U20 yi ginnaaw seen digg ak Mali bu ñu jëlee woon ndam tey jii ci kanam tuuti ñetti waxtu yu tegal fanweeri minute Sénégal ak Ghana. noonu la Hadj Assane noonu la fay demee mu mel ne nag boobu lay jongante Sénégal bu ci amee ndam rek dafay daal di jàll ca demi-finale waaye tamit day am qualification maanaam ticket gi koy yóbbu ci mondial U20 bi nga xamante ni dañ ko amal ci weeru mai gi ñu nekk atum 2019 loolu nag moom mooy tax ki nga xam ni moom moo leen di tàggat di Youssouf Dabo di gën a ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ndawam ñu teewluy kàddoom. Nous allons vers un match qui peut être décisif pour les deux équipes. lu wóor te wóor moo di match bi dana jafe ci ñaari équipe yëpp mais ñun nag danañ ko aborder ak ambition bu wér maanaam daal ambition moo di fexe ba jël li nga xam te ne moo di 3 points victoire yi léegi nag résultat bi nag la koy firndeel rek moo di li nga xam te ne moom nañu fas yéene def ci gile jongante amuñu nag benn pression danañ fexe ñu gérer li nga xam te ne moo di phase offensive yi ak phase défensive yi waaye daal man collectif laa gën a gëm donte sax am nañu ay individualité yi nga xam te ne mën nañu def différence à tout moment équipe bu Ghana gis nañ ko seetaan nañ ko équipe bu baax la am na ay qualité waaye tamit am na ay défaut waaye lépp incha allah bu match bi jeexee danañ ci xam dara. Ils nous ont vu jouer et chacun va se préparer de son côté de la meilleure façon possible et on verra comment ça va se passer demain. mu di entraîneur équipe nationale U20 Youssouf Dabo Cheikh Tidiane Diagne moo tekki ay kàddoom Sénégal ak Ghana nag moo di Hadj Assane ñaari équipe yi nga xamante ne ci poule B bi ñoom ñoo féetee kaw Sénégal moo jiitu topp ci ginnaaw Ghana waaye ñaar ñi nga xamante ne nag ñoo nekk ci suuf di Mali ak
Burkina Faso ñoom jamono ji sax ñi ngi amal seen ñaareelu jongante waaye ndam demagul ndam dikkagul dañoo témboo fi mu nekk nii sax ña nga ci mi-temps ci ba tey ñaareelu bëccëg bi démb gis nañ que ni kii di Nigéria moom dafa daal di témboo ak waa Afrique du Sud kenn dugalul sa morom dara kii di tamit beneen jongante ba nga xamante ni amoon na ci diggante ñaari équipe bi di Niger ak Burundi ñoom nag ku ci nekk da ngaa daan sa morom ñetti bal mu mel ni kon ci 3e journée bi rek maanaam ñetteelu bëccëg bi si na ni xam ñaari équipe yi nga xamante ni ñoom ñooy génn ci poule A boobule. ñu des ak football bi ak Sénégal wàllu coupe du Sénégal 32e de finale ndorteel yi tey ci ngoon. tey jii ci ngoon lay doon ca stade Alassane Djigo bu 15h30 jotee nag RS Yoff dina fa am kii di US Gorée AS Pikine mi nga xamante ni moo nekk ca bopp classement wu Ligue 1 bi jamono ji moom dina dajeek ak Jeanne d'Arc ca stade Ngalandou Diouf 15h30 jamono Dakar moo fay dalal Casa Sport juróomi waxtu bu weesoo fanweeri simili Tëngéej FC am Kayor Foot ca stade Amadou Barry Guédiawaye ak Jaraaf bu Dakar lay doon stade Fodé Wade bu Saly Jàmbaar dina am AS Saloum ca stade Massène Sène foofu tamit bu ñeenti waxtu weesoo fanweeri simili EJ Fatick moo fay dalal Mbarguet stade municipal bu Tivaouane foofu nag stade de Mbour moom mooy fay dem fekk ji fa waa ETIC si yeneen jongante yi nag dañu ko wëyal niki ëllëg Haj Assane. ci Espagne ak Angleterre yëpp ay match yu am solo di choc tey ci ngoon. ñu too doore kook fële nga xamante ni moom moo di ca Angleterre ak seen ñaar fukk ak juróom-ñaareelu bëccëg bi nga xamante ni dañ koo avancé benn jongante képp nag moo ca nar a am tey jii bu 19h45 jotee Everton moo fay dalal kii di Manchester City bi nga xamante ni jamono ji mi ngi ci ñaareelu place bi ci wàllum classement moom nag bu amee ndam dina rek dem jël place bu njëkk bi nga xamante ni Liverpool moom moo fa nekk ndaxte jamono ji ñetti poñ moo dox seen diggante te booy xool sax si goal différence bi kii di Manchester City moom moo ëppale kii di Liverpool ca Espagne tamit dañ fa gis tey jii bu 20h jotee lu ñeel Coupe du Roi li nga xam ne moo di demi-finale bu war a dox ci diggante Barcelone ak Real Madrid beneen jongante bi nag war a dox ci diggante Betis Séville ak FC Valence Haj Assane. jërëjëf Soda dootuma dellusi ci sa pooj woon ndax gune yeeg xam nga internet geeg xibaar yi day jaar fu ne en tout cas gala de presse bi daal bàyyi nga fa say mandarga Soda Thiam RFM benn waxtu tegal ñaar fukki minutes ak benn. RFM li ci yéene kaay yi. waaw turandoo karo bu baax nu muy mel. soo jëndee karo yu baax da ngay poser premier ba dernier karo doo ci gis défaut benn karo du fell bay toj gondole moom waxaale wu ma ko couleur yëpp ay nuroo dimension yi méngoo te saa suñ koy nettoyé dafay gaaw a set te du naan ndox taw ak naaj mënul ci moom dara te produit d'entretien du ko soppi. waa li nga fi wax yëpp fan laa ko mën a amee ci karo. fenn rek seen karo Kër Khadim. seen karo Kër Khadim moo leen di may seen revue de presse téléphone 33 859 40 40. yéen ñi bëgg lu baax bëgg lu authentique maa ngi leen di jox daje ci showroom bu Jili CSB fii ci Colobane ak Gueule Tapée ay téléphone original rek lay jaay Jili CSB day liggéey ak Samsung waaye nag yeneen marque yëpp am na ko marque boo bëgg Jili CSB am na ko téléphone yëpp ña nga foofu nga xam ni moom moo di ca Jili CSB Jili CSB téléphone yu bees tàq te mujjee génn ci àdduna bi original dafa ci am solo ci téléphone yi fenn rek la am ci Jili CSB showroom bi VIP yi taamu lu tax ñëpp respecté Jili CSB ci réew mi muy jaay dafa authentique waxuma sax authenticité wu téléphone yi waaye dinañ la dalal ba nga kontaan ndaxte accueil fa la fekk baax boo bëggee sax toog fi nga toog wax li nga bëgg ñu livrer la sa commande Jili CSB mi ngi nekk Gueule Tapée rue 6 prolongé mën ngeen ko woo ci 33 822 83 85 wala CSB Colobane 33 821 41 25 yéen ñiy jënd di jaayaat yéen borom boutique yi mën ngeen ñëw ci Jili CSB téléphone bu ngeen bëgg mu jaay leen ko ngeen jaayaat ba noppi tirer seen bénéfice téléphone bu mu la jaay am na garantie ba noppi Jili am na service après vente Jili CSB ñëpp d'accord ni moom mooy authentique mooy original. Jili CSB mi leen indil ay téléphones yu authentique te garantie moo leen di may seen revue de presse. revue de presse beeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ku doon laajte Faly Ngoye ngi ci mboolem yéen a kaay ñu xëyandool journal boo yër fekk fa Abdoulaye Wade góor gi partout ubbi l'observateur njiit réewum Sénégal ba woon di Abdoulaye Wade ca Versailles ga mu nekk fa la defee ab déclaration di xam la ne bésub ñaar fukki fan
fan ak ñeent ci weeru février gi ñu ne dañuy amal ay élection présidentielle ci réewum Sénégal bés boobee ay élection du am ci réew mi Abdoulaye Wade nee na dina ko deewoo dox ci wax ci def ci kéemtalaay kàttanam ba bésub 24 février kenn du génn ci réew mi di woote li tax Abdoulaye Wade bëgg a doxalee noone nee na moo di processus électoral bi di yoon wi ñu war a jaar ba yegg ci élection ni ñu ko defee ci Sénégal jaarul ci yoon Abdoulaye Wade ne gaañ yi dañu fee nekk di saale rek naan dañuy politique ak campagne waaye Macky Sall def na élection ba noppi ba tey ay résultat am dafa bëgg a gagné élection yi ci premier tour bi ak 55% wala ak 60% njiital parti démocratique Sénégal gi ne ca déclaration ba li ñu bëgg a def ci réew mi ay élection programmée la Macky Sall am na li mu bëgg bu yàgg ba mu génnee Karim Wade Khalifa Sall ci wote yi ndax xamoon na xel ne ñaar ñooñooy rek ñoo ko mënoon a sonal ñoo ko mënoon a indil ay ñol ci élection yi les éco nañu tëlli mag yamut ak bëreeti gone Abdoulaye Wade def na déclaration ca Versailles ga ca France wax na ci wotey présidentielle 2019 yi wax na ci tolluwaay démocratie ci réew mi wax ci gestion familiale ba ci justice bi mu jàpp ne dañu koy manipuler di ko diri ak di ko wat ci réew mi yéenekaay bi bind ne Wade songe na dóor na ba noppi di dànkaafu Macky Sall nee na ko askanu Sénégal askan la ñu wu bëgg jàmm waaye bés boo leen woowee ci fitna danga ko doy li sëkk ñeme nañu fitna te xam nañu fitna direct info nañu borom soppi di Abdoulaye Wade assommé na opposition bi wax na ne jàppalewul benn candidat Le Quotidien nañu Wade sabotage lay jàppale ci tànki salfaañe wote yi ci la nekk santul kenn mu wooteel kenn waaye nee na 24 février ay élection du am ci réew mi am na lu mu nar nas ko bésu wote yi ngir nit ñi bañ a génn seeni kër dem di wote ji sàkku na it ci ay alliés ñu àndandoo fexe xeex ba ñu taxawal ci réew mi ab commission nationale de transition démocratique ndax ni ñu bëgg a organiser wote présidentielle 2019 yi ci gis-gisam jaarul ci yoon réew mi Quotidien nañu njiitu réew ma woon di Abdoulaye Wade doggu na ci ay élection bañ a am ci réew mi Vox Populi nañu ab plan de guerre am la namm ba mu mat mu nasi pexem ba mu jàkk ngir ay woote bañ a am ci réew mi plan de guerre bi ci ñett la ko tënk nee na pàcc bu njëkk bi dinañu ko def fii ak 23 février ñaareelu pàcc bi bésu 24 février lay doon ñetteelu pàcc bi ginnaaw 24 février enquête dina kay nañu sànni tàccu ba ko dese woon ci wàllu politique Abdoulaye Wade sànni na ko mu des nag léegi ndax dana ko tàccu am déet yéenekaay bi nañu ca déclaration ba dem na bay xam ne jot na ci Macky Sall mu ubbi ay gëtam ndax bu yaakaare ne li xew ci yeneen réew yi mënut a xew Sénégal mi ngi nax boppam moom ci boppam di Abdoulaye Wade Aminata Touré tontu na ko tontu laa ngi ci xët mu njëkk Vox Populi kàdduy Abdoulaye Wade ji Aminata Touré la mu ca gis moo di kàdduy nit kuy naaga ka naax Aminata Touré na xëy na Abdoulaye Wade dafa yëgul ne fi ñu tollu tembe ci Sénégal lépp a jaar ci yoon woowee la ñuy jaare xooli juróomi candidat yi ci campagne électorale bi yëral xët mu njëkk Soleil national candidat Benno Bokk Yaakaar di Macky Sall ma nga woon ca Ross Béthio ca Dagana ak ca Podor journal bi nañu foofee fépp jàmm la fa dégg tapis rouge lañu ko fa lalal Idrissa Seck moom ma nga woon ca Kaolack wane fa dogook gëm ak yéene gu mu am ci ne dina gagné élection yi ci premier tour bi Maître Madické Niang ca Matam la yemoon sàkku fa sax ak yamale ci dëkk yi nekk ci réew mi professeur Issa Sall moom ma nga woon ca Mbour gise na fa ak moole ba dig leen ne bés bu faloo dinañu xoolaat accord de paix yi ka ca des di Ousmane Sonko Soleil national nañu ma nga woon ca Kaffrine fa la ñaawloo song gi ñuy song ay militangam L'Observateur nañu yamu ca moom Ousmane Sonko ne xam le ne léegi dootuñu mayeti kenn ñuy jóg di leen song ku leen dóorati dinañu fayu fu mu yam neex Idrissa Seck L'Observateur nañu moom ba muy campagne démb ba jaar ca Gossas dëkkub Mahammed Boun Abdallah Dionne sànni na fa Boun Abdallah Dionne doj wu rëy woo xam ne heure bu Boun Dionne demee Gossas dana ko fa fekk ni Idrissa Seck dafa taxaw ci digg mbooloo mi ne leen dégg naa premier ministre Gossas gii la dëkk ndax xam na ne hôpitalub Gossas bi amul ab gynécologue yeneen i candidat ci beneen yéenekaay bokk na ci Macky Sall ci Rewmi Quotidien journal bi ne nañu dig na waa Ross Béthio ab pont ba noppi digge na ne it ne dinañu ubbiwaat Sogas Maître Madické Niang moom it ci Rewmi Quotidien muy xam ne Macky Sall gorewul ne bu gore woon askanu Fuuta duñu sonn Fuuta du dellu gannaaw waaye Macky Sall fayul naar bi xoromam Libération mel ne ku naan ñu moom Maître Madické Niang amul lu mu wax ndax démb ba muy campagne ba yegg ca Matam gisul picc ay garabi kese ñoo ko teeru Amadou Ba ak Marième Faye Sall ñoom Libération nee nañu xar nañu Parcelles Assainies ñaar démb ubbil yéenekaay bi première dame bu Sénégal di Marième Faye Sall moom it ma nga ca campagne ba Parcelles Assainies la taamu tàmbalee fa délégué général bu Benno Bokk Yaakaar ci Ndakaaru moo ko dalal L'Observateur nañu duo Amadou Ba Marième Faye Sall yëngal na Parcelles Assainies waykat bii di Ouzin Keita yëngal na meeting bi waa PUR doon def démb bi leen L'Observateur waa PUR ñoo invité woon Ouzin Keita ci seen meeting ba Ouzin dem jaawale meeting yi yaakaar ne Macky Sall mooy meeting tax mu yéeg di fa way Macky Sall journal bi nañu ca lañu ko boolee moo ki bëri góom bërëng leen ñu wàcc waaw turandoo karo bu baax nu muy mel. soo jëndee karo yu baax da ngay poser premier ba dernier karo doo ci gis défaut benn karo du fell bay toj gondole moom waxaale wu ma ko couleur yëpp ay nuroo dimension yi méngoo te saa suñ koy nettoyé dafay gaaw a set te du naan ndox taw ak naaj mënul ci moom dara te produit d'entretien du ko soppi. waa li nga fi wax yëpp fan laa ko mën a amee ci karo. fenn rek seen karo Kër Xadim.
Sen Caro Kër Khadim moo leen doon may seen revue de presse téléphone 33 859 40 40. yéen ñi bëgg lu baax bëgg lu authentique maa ngi leen di jox daje ci showroom bu Jili CSB fii ci Colobane ak Gueule Tapée ay téléphone original rek lay jaay Jili CSB day liggéey ak Samsung waaye nag yeneen marque yëpp am na ko marque boo bëgg Jili CSB am na ko téléphone yëpp ña nga foofu nga xam ni moom moo di ca Jili CSB Jili CSB téléphone yu bees tàq te mujjee génn ci àdduna bi original dafa ci am solo ci téléphone yi fenn rek la am ci Jili CSB showroom bi VIP ta lu tax ñëpp respecté Jili CSB ci réew mi li muy jaay dafa authentique waxuma sax authenticité wu téléphone yi waaye dinañ la dalal ba nga kontaan ndaxte accueil fa la fekk baax boo bëggee sax toog fi nga toog wax li nga bëgg ñu livrer la sa commande Jili CSB mi ngi nekk Gueule Tapée rue 6 prolongé mën ngeen ko woo ci 33 822 83 85 wala CSB Colobane 33 821 41 25 yéen ñiy jënd di jaayaat yéen borom boutique yi mën ngeen ñëw ci Jili CSB téléphone bu ngeen bëgg mu jaay leen ko ngeen jaayaat ba noppi tiire seen bénéfice téléphone bu mu la jaay am na garantie ba noppi Jili am na service après vente Jili CSB ñëpp d'accord ni moom mooy authentique mooy original. Jili CSB mi leen indil téléphone authentique te garantie moo leen doon may seen revue de presse. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm xibaar yi bokkoon na ca tontu bu Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur ginnaaw kàddu yu Abdoulaye Wade ci ne moo ki jege ñaaleem ak i farandoom daañu def seen kéem kattan ba élection du am ci mim réew loolee du lu mun a ne te bu keroogee 24 février daanu yabal fu ne ay takk der ci bërëb yi wote yi ngir daal di assurer li jëm ci wàllu tànneef li ministre bi xamle ko sànq ca école police bu Sénégal fa magasin direction générale des élections nekk ngir rek lii di xew wi jëmoon ci door séddaleem matériel ak wote googee ñeel diwaan yeneen yi Sénégal ginnaaw Ndakaaru ba mu jàllee dogalu àtte bu sandarme ba demoon ni jamono kër njabootu Ousmane Sonko ci Ziguinchor foqar ñi fa ay fiche yi parrainage àtte bi dal na ci kawam ñetti weeru kaso yum dul tëdd ginnaaw ba tribunal bi gisee rek ne dafa daal di jëfandikoo kàttan goo xamante ni yoon mayu ko maanaam daal dafa def lu nu ko santul football gi moom deuxième match CAN U20 Sénégal ginnaaw diggam ak Mali mu jële ca ndam tey ji ci kanam tuuti 15h30 incha allah Sénégal ak Ghana ci wàllu kon sunu tout tànk yi ñu leen di ñaanal ndam lu yaa ci match boobe jébal kàddu gi Ousin bërigo astafurlah Mamadou Mouhamed Ndiaye xam naa xibaaru campagne bi bu ko Ousin dégloo dootul jaawale meeting yi Ndiaye maa ngi lay nuyu. non programme yi bëri woon ci boppam. waaw xam nga traite la ci ñoom artistes yi. dañuy meetingal candidat Ablaye Diop sax bu wàccee dégg naa bongo la yor ngoon gi ci kanam tuuti xibaar yi ñu jagleel campagne bi ngir élection 24 février 2019 ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. benn toogu juróomi mbër kenn nag ci yooyee mbër moo cay toog RFM ànd ak yéen ci campagne bi campagne ak palug njiitu réew 24 février 2019 du feneen fu dul ci rajo Futur Média ñaari fan ci weeru février la nu ko tàmbali di wéy ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ca ngoon. RFM matin. RFM matin. bis bu ca ne RFM matin tàmbali campagne bi juróom-benni waxtu ci suba gi ba juróom-ñetti waxtu yi tegal fanweeri minute yi jox leen nag kaddu gi ak seen émission kaddu askan wi. midi bu tegalee ñaar fukki minute ak juróom journal bi nu jagleel jongante njiitu réew ak soxna Naata Mbay lay doon ci français benn waxtu bu tegalee ñaar fukki minute ak juróom Mamadou Mouhamed Ndiaye ci wolof jël lenge yi dina ci bokk ci programme bi seen émission géew bi bis bu ne lay doon ñetti waxtu ci ngoon gi Abdoulaye Cissé di ca janoog ñaar ciy gan takkusaan émission meeting teew ak Adja Binte Diallo bu juróomi waxtu jotee lay doon émission bi néew turam meeting du bàyyi dara ci meeting yi naka noonu lépp luy xibaar ñeel campagne bi en direct ak sunuy reporter ci Ndakaaru correspondant yi ci diwaan yi naka noonu sunuy ndaw yu ànd ak juróomi candidat yi ak RFM ngeen may nopp campagne bi ngir def seen tànneef. bisab woote ba nag di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février mooy dàqati ci RFM lépp ci anam yenuy wotee xayma ya résultat yi njëkk a waddandi naka noonu tendance yi di fëbbul ba féete dara du leen ci ump incha allah ak seen rajo Futur Média. RFM xibaar yu wér te dëggu. ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi di rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média di gërëm bu baax a baax El Hadji Assane Gueye mi ngeen àndaloon ci xibaaru digg bëccëg gi Abdoulaye Diop moo fare ci machine bi benn waxtu du nar fekk fanweeri minute ak ñaar yegg si nañu ak yéen ci journal de la présidentielle
Mamadou Mohamed Ndiaye fare ci kàddu gi am mbégte mu yaa di ci ànd ak yéen doore ko éco campagne ni ñu ko baaxoo bés bu nekk li ñu ci nimiku bokk na daal ci ñoo ngi ci tey ji ñeenteelu bëccëgu campagne bi démb doonoon ñetteelu bés bi ngir jëm ci waajal wote présidentielle 2019 fii liñ ci seetlu moo di candidat yi seen meeting yi démb yi daanaka ñi ci meeting ña ci des ci caravane ay coppite barewu ci ñenn ñi di dig seeni militant ña ci des di songu ñenn ñi loole lañ ci mën a nemmeeku meneen mbir a ngi moom it nemmeeku nañu ko ci bëccëgu démb gi ci bésub démb bi kon moo di déclaration bopp Abdoulaye Wade secrétaire général bu parti démocratique sénégalais def na ko moom Abdoulaye Wade donte sax partem bokkul ci élection yi amuñu ca candidat waaye génn démbam gi tax na ñu bari ci yëngu ci ay candidat seeni yëngu-yëngu loolee da ko nëbbu Ana Rocha Lita Lopez. ñu ngi ko doon xaar yëkkati na ay kaddu ñetti fan gannaaw bi ñu dooree campagne électorale gile ca Versailles gi mu nekk la Abdoulaye Wade sàkku ñu dakkal élection présidentielle gi ñu dëgmal waaye candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci jogante bi kenn dégluwu ko ñoo ngi wëyal seeni activité caravane Sonko président mu ngi jëm tey ji diwaanu Touba waaye Ousmane Sonko fu mu tàmbali woon fa lay wëyal ba tey muy tuumal Macky Sall ne dafa bëgg a gagné élection yi ak lépp lum ko jaral ci fitna gi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku woon ca Ndar inspecteur des impôts bile nee na moom mën na aar boppam te nag du bàyyi kenn di ko xoxatal Macky Sall nag noonu moom nag ay promesse électorale maanaam ay diggé ci lañ ko gën a xàmmee ca Podor diggé na fa ne dina def ba Podor nekk ab département émergent te Richard Toll nee na ci lu yàggut dara dinañ ubbiwaat usine bi di Socas te dinañ tàmbali itam ñaareelu phase programme autosuffisance en riz waaye loolu yëpp doyut kii di Idrissa Seck ndax ca Gossas gi mu ne woon démb mu ngi laaj ndax Mohamed Boun Abdallah Dionne premier ministre bi yéeg na ni hôpitalu Gossas fi nga xamante ne fa la sokkee ko amul benn gynécologue jamono yi waaye ca Kaolack candidat bu Idy 2019 li mu gën a def mooy présenter askan wi programme bi nga xamante ne moom la fas yéene dawal muy woyal marche orange am alarba ji ca Foundiougne Sokone Kër Madiabel laata muy dal ca Porokhane boo moytul nag caravane dina daje ak Issa Sall bu PUR ndax ñoo bokk yoon dina jaar Passy Djilor laata mu amal ab meeting ca diwaanu Kaolack Issa Sall nee na moom li ko gën a yitteel mooy taxawal ay université de proximité waaye itam ay centres médicaux ci bépp département bu réew mi waaye nag li ñu gën a nemmeeku ci meeting bi nga xamante ne mu ngi ko doon amal démb ca Tataguine mooy Ouzin Keita mi nga xamante ne au lieu muy woy Issa Sall muy woy Macky Sall convoi wu Macky 2019 mu ngi jamono yi ci taliw Tambacounda équipe de com mu ngi ñaawlu image yi nga xamante ne moom la ñuy fësal démb ak léegi ca internet di wane ne Madické Niang amul kenn ku ko tertu ca diwaanu Matam mu ngi woyal kon yoonam war a amal tey ji ay visitu nemmeeku ci ay kilifa diine yi nekk ca gox bi war a tamit amal ab marche ca Kidira Goudiri ak Balakoussanar. Ana Faye jaajëf ni nga ko junjee maître Madické Niang ma nga woon kon ca diwaanu Matam loolee naka démb la mooy candidat bi njëkk ci juróomi candidat yi ku teg tànkam foofee ca Matam étape du jour tey ñun Matam la ñu jëm Ali Bandel Niang maa ngi lay nuyu Bandel RFM Matam étape du jour ci journal de la présidentielle Bandel maa ngi lay nuyu. Mohamed Ndiaye maa ngi lay fay. waaw ñu ànd ak yow foofee tey jii militants yi ak coalition Benno Bokk Yaakaar candidats yi ak yeneen représentant coalition yi ana kon lu ñu nar. Macky Sall ci boppam muy di candidat Benno Bokk Yaakaar moom la ñuy xaarandi tey mu war a amal meeting départemental ci stade régional bu Matam ci waxtu wi ñuy wax nag daanaka Matam foo sànni mat mu takk ndax militants yi jóge nañu fu ne responsable yi rivaliser mën a mobiliser dëkk bi fees na dell loolu yëpp nag mu ngi amee gannaaw seen assemblée générale bi ñu doon amal ci njiitalu kii di Farba Ngom bi nga xam ni mboolem responsable yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar dañoo jël benn kaddu ne moom la ñu jiital seen yëf ngir mu coordonner seen ay activité ba ci ndam li laata nag ñuy tàmbali seen ay activité ci biir fukki commune département bi tey mooy daanaka lancement seen campagne ak meeting bi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall di candidat à sa propre succession moo ko war a présider ci stade Matam fii leeg 17 heures waaye laata loolu waa Madické Niang ñoom it yëngal nañ démb ndax Madické Niang ci boppam mu nga woon ca Ourossogui ak ca Matam fi nga xam ne di amal na ci ay caravane gannaaw bi mu demee nag ñooñam yi tey ji ñoom ñu ngi ci ay porte à porte maanaam di gën a seen spécimen
seen bulletin de vote ñu koy distribuer daanaka gis nañ ko Matam gis nañ ko Ourossogui gannaaw sax fi nga xamante ni moo di Kanel ci jamono boobee département bu Kanel waxtu wi tey ñoom it xam nga suba la ñuy dalal seen mbër bi di Macky Sall tey jii noppi nañu ci seen comité électoral départemental fi mu ne communes yi seen wàllu bopp ñoom ñooy fexe seen stratégie pour que meeting bi ñuy namm amal foofu suba itam mu daal di jaar yoon yeneen candidats yi yu mel ni waa PUR ak IDI 2019 ñoom it amal nañu seen comité électoral tey jii ñu ngi wëyal seen ay porte à porte donte amaguñu seen programme candidat yooyu kañ lañ fi ñëw daanaka daal fii mu ne ci juróomi mbir yi nga xam ne ñoo war a jongante 24 février prochain foo dem di nga fa fekk yëngu-yëngu waaye bi ci gën a fës tey mooy meeting régional départemental bi nga xam ni président Macky Sall moo ko war a présider ca fi nga xamante ni moo di stade régional bu Matam. gërëm la bu baax a baax Ali Bandel Niang di ànd ak yow ci kanam tuuti ci meeting ak Adjaratou Binta Diallo à partir de 17h lay doon journal de la présidentielle ci rajo Futur Média yegg si nañu ak rubrique bi ñu naan état majeur tey ñu leen di xamle ak Ndeye Coumba Diène Ndeye Coumba Diène xëy na tur wi dana doon gan ci yenn nopp yi waaye mooy présidente nationale bu jigéeni parti bii di PUR di parti de l'unité et du rassemblement ab universitaire la boobit daanaka nit la ku noppi kookit ku mandu loole yamul ci li ñu ci xam Daouda Diouf mi ñuy defal nataalam am na leneen lu mu ci jukki Ndeye Coumba Diène ku ñu ràññee la ci caravane PUR yi boo ko gisee nag mu ngi sol bu rafet ak lu correct ndaw si nag lébu la wante lébu bu xees la kii mooy kan. Ndeye Coumba Diène laa tudd madame Ndiaye présidente du mouvement national des femmes du PUR. mais yow kenn xamul lu tax. parce que dama préféré liggéey dans l'ombre. mooy ëpp efficacité. diriger jigéen ñi xam nga Sénégal bu ñu xamee foo jëm rek doo yegg. ëpp na juróom fukki at madame Ndiaye nee na moom boo gisee mu dugg ci politique dafa bëgg a jëriñi réewam taalibe la nag moom te loolu da koy fësal. militante la taalibe ma nga xam ne moo ma yar le président du parti je suis sa fille spirituelle moo ma yar inculqué ma ay valeurs won ma yoon bu may defee won ma méthode. dinay làkk yu bari yoo xamante ne làkk bi réew mi ak bitim réew ki nga xamante ne jàng na ba université nag nee na lu nu mel sax tax na mu gën ci ànd ak borom këram. borom kër gi militant PUR la c'est le représentant du président du parti PUR samay doom ay mag lañu ñu ngi jàng kenn ki sëy na ñeneen ñaar yaa ngi jàng ci biti. dañu ne dafa timide maanaam daal koo xamante ne dafa am lu muy ragal Ndeye Coumba Ndiaye nag nee na moom loolu nangu na ko lu ko waral. naa sedd yenn saa yi quand il le faut sedd naa xabar dañ koy jaawaleeg timidité wante nag bu ma waree joxe sama bopp ba mu jeex gaynde dëgg la ñi ma war xam nañ ko gis nga ko ci jigéen ñi ci parti bi topp ngeen ñu gis ngeen jigéen ñi seen mobilisation te loolu travail souterrain bi ma def moo ko indi. même bu dee jigéen ñi nekk PUR moom moo leen di jiite Ndeye Coumba nag moom li mu gis mooy fas yéenewul wuutu ki nga xamante mooy professeur Issa Sall ci boppu PUR ndaxte professeur Issa Sall dana bés bu ñu ko falee président de la République dana bàyyi lépp loo xamante ne moom mooy njiitu parti bi dem taxawal Sénégal pour jiite ko. yaakaaruma ko du bokkul ci samay objectif man du koo xam ne ëllëg damay liggéey pour xëccoo dara bu amee kenn ku ko mën a def rek ma wàcc ko mu dem man ma toog accompagner leen. jaajëf Laaji Daouda Diouf mi topp caravane bu PUR du parti de l'unité et du rassemblement doon ñu xamale ak Ndeye Coumba Diène ci état major Ndeye Coumba Diène mooy présidente nationale des femmes bu parti bii di PUR. tey pàcc bi ñuy xool mooy wàllu wér-gi-yaram seetlu nañu ne ci juróomi ñaari at yi ñu génn bari nay jalte ay gerew ay menaces ak ay cooxe ci womile mbir tax na kon syndicalistes yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu pàcc mi di bàyyi xel bu baax a baax candidat yi yootu réewum Sénégal ak li nga xam ne ñoo ngi koy diggee ci seenub campagne ñu ànd ceeg Barthélémy Ngom cib gëstu. santé bokk na ci secteur yi nga xamante ni ñoo gënoon a ëpp ay perturbation rawatina ci njeexitalu septennat bu Macky Sall ànd gësëm doxal na fi fukk ak juróom-ñaari plan d'action loolu rek wane ne nekkinu wér-gu-yaram bi fii ci Sénégal lu mot a bàyyi xel la looloo tax syndicalistes yi di ci artu candidat yi nga xamante ni ñoo fas yéene jongante ci élection présidentielle gile rawatina nag kañ cay tabb mu doon président de la république Mballo Dia Thiam ci coono bi nga xamante ni moom la secteur santé bi nekkee jamono ji nee na la ko gën a waral moo di ñàkkum orientation mu ne sax secteur de la santé coono gu nekk lay dund jamono ji financement yi doyul équipement waxi noppi ba pare amul personnel bu doy. fagaru feebar yi moo gën di leen faj et de ce point de vue loolu mooy ci li ñuy wax orientation santé boo nga xamee ne ni préventive mu ñu gënal santé de masse mooy gënal santé donc bu ñu naan élitiste il faut que mu am ay ressources maanaam financement budget bi bëgg nañu président bi fi ñëw budget santé comme ñoom ñoo jëloon engagement en 2001 yóbbu ko 15% parce que bu nekk sax matul 9% yóbbu ko 15%.
maintenant bu ñu paree ci financement bi il faut que ñu def aussi ci naan personnel bi parce que personnel bi aussi coow li lu mu bare yëpp personnel bi dafa néew médecins yi amuñu docteur yu mat amuñu spécialiste yu mat bu ñu weesoo ci loolu nag plateau technique yi. régime indemnitaire bi wàllum dëkkuwaay yi ak yorin gu sell gi war ci secteur de la santé fii tamit jafe-jafe la. nguur moom dafa war a sàmm kàddoom. Amadou Yeri Camara di secrétaire général u SAMES syndicat autonome bu boot médecin wu Sénégal yi. am na ay accords yoo xam ne bindoon nañ ko xaatimoon nañ ko ak état Sénégal donc dañu bëgg ki nga xam ne moom lay yàlla teg ci bopp réew mi mu sàmmante kàddu état du Sénégal loolu moom mooy mbir mu njëkk mi bi ci topp nag moom mooy dañu bëgg ku fi yàlla teg rek ñu xam ne nit ki jubal vraiment pour que investissement yi nga xam ne santé mérité na ko mu am ko nga xam ne dootuñu jóge ay Tambacounda wala Ziguinchor wala feneen pour évacuer ay malades ñu ñëw Dakar pour mën a faju. Mballo Dia Thiam coordonnateur ànd gësëm daal di nag interpellé candidat bi ñuy fal président de la République ci ngoon ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février. waaw non ñun amuñu calendrier électoral. nous sommes li ñu ko wax indépendants et autonomes. Indépendants vis-à-vis de tous les partis politiques et de tous les gouvernements qui existent et qui existeront loolu mooy suñu texte fondamental. yooyu la ñuy wéy bu élection yu weesoo à la kulal danañ am ku ñu waxal soit moom la ñuy waxal wala keneen ku ñëw aussi dana wax ñu. waa SAMES it naka noonu ne li nu bëgg daal te mun ko dégg ci jamono ji moo di ñu respecter accords yi ñu xaatim ba noppi. ki fi yàlla teg def santé priorité. lii lépp nag wone ne syndicalistes yi yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ñu ngi xaar lu bëri ci ki ñuy tabb président de la république ñoom ñëpp a jàpp ne santé bi fii ci Sénégal dañu ko war a faj ndax askan wi mën a am nekkin bu baax te lépp nag ci accords yi ñuy xaatim lay bàyyeekoo ndégam état continuité. minute bi ñu jagleel taarix di la minute histoire dañuy des ba léegi 1913 1914 ak Blaise Diagne ba léegi ca yooyu la jamono jàppale mu di alliance yi nga xam ne am na ci campagne bi ba tax sax kii di député noir bi mën a yegg kon ca parlement bu France ana lan moo ko indi ak nu mu demee woon ca yooyu la jamono ñu ànd ceeg historien bi archiviste bi Atoumane Ndiaye. jàppale ay nit wala jàppale ab candidat ci élection yàgg na ci réew mi ci jamonoy colonisation ba nga xamante ni ñi daan wote mooy góor ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci ñeenti communes yi te am lu mu yées ñaar fukki at ak benn jigéen ñi jamono yooyu musuñ daawuñu wote parce que bokkuñu woon ci corps électoral bi moo tax candidat yi daan nañu seet ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci 4 communes yi ak ñi nga xamante ni am nañu doole moo tax Blaise Diagne bi muy ñëw ci 1914 amoon na ñu ko jàppale ñooñu mooy ñan ñi tuddee les jeunes sénégalais di woon di ñoo sax dem ba nekk parti moo nekkoon ñoom Lamine Gueye ak jeunes yi nga xam te ñoo dëkk Ndar nekk ay intellectuels wala nekk ci ay comité administration bi. Blaise Diagne aussi sàkk woon na ndimbalu wala jàppale lébu yi ndax bi mu wàccee fii dem na seeti imam Assane Ndoye ñi nga xam te ne mooy Baye Amadou Assane Ndoye di woon imam ratib bu Dakar mu ne ko lébu yëpp lañ la jàppale ndax li ñu bëgg mooy ëllëg bu la yàlla joxee député bi nga mun ñoo dimbali ndax suñu suuf yi nga xam te ni tubaab yi nangu nañ ko ñu ngi leen dinaa ci jàpp. Blaise Diagne aussi sàkk woon na ndimbalu coréens yi ndaxte foofu la juddoo te ñoom aussi ay électeurs lañu sàkk woon na tamit ndimbalu waa Tëngéej yaare ko nag ci ki nga xamante ne moo nekkoon ñeeyu xareem di woon Ngalandou Diouf moo tax ginnaaw loolu am na ndimbalu yenn sëriñ si ndax nee nañu Seydi Hadji Malick ñaanaloon na ko waaye sëñ Modou Moustapha Mbacké bi nga xamante ne mooy taawu Sëriñ Touba dimbale woon nañ ko ci junne ak juróom-ñetti téeméer jamono boobu xaalis la woon na ndax Blaise Diagne bu ñuy fi defee campagne am amul xaalis bon nag kooku jàppale woon na ko ngir ndax nit ku ñuul la ngir ndax coono yi nga xamante ne tubaab bi ñu ko doon teg nit ñi ñuul yi te ñu bëggoon a tàqali ko ak ñoom loolu moo tax jàppale googu amoon bon nag gis ngeen ni jàppale ci ay candidat yàgg naa am. 13h46 ponk bu mujj bi ci journal de la présidentielle moo di gan gi tey ji Abdoulaye Cissé di waxtaan ak Pathé Mbodj di ab journaliste dellu si na ci li ñu naan lu defoo di waxoo lu ay di njàmbat Abdoulaye Wade ak déclaration bi bu def démb bu jëm ci ne ay élection du am ci réew mi ana moom ban jàngat la am ci discours Abdoulaye Wade boobee ñu déglu gan gi Pathé Mbodj ci waxtaan wi mu seq ak Abdoulaye Cissé. Pathé Mbodj ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ablaye. bu ñu sañee ne bokk nga ci ñi gën a xam Abdoulaye Wade ci yàgg a àndandoo waaye ci sa wàllu liggéey tas xibaar di ko seeti di ko nemmeeku it muy ci palais bi fii muy ca Versailles waa ma ne
ah li mu yëglu moom yow loo ci gis te dañoo gis nag président Wade bu toog ci vidéo xëy na bët yi niru na lu neex ndax solo li lunette te mu ngi yor ay feuilles mel ni kuy liir waaye nag app bi moom dafa mel ni souffle bi dog na de est-ce que yaakaar nga ne mën naa combat bi mu nga xam ne ni wax na ni da koy mëne te nit ñi woo ko ci yaakaar nga ne amati na kàttan bi dëggantaan. am na fit bi waaye amul kàttan dafa naa boo xoolee bu baax sax yore na ay kayit yaakaar ni dafay liir waaye liirul dara li mu wax moo ëpp li mu xool kayit gi kon nga ni xool ko naam mi ngi gis bu baax macha allah waaye dox bi des na tuuti waaw bu fekkee ni ku yàlla may gis li mu am xëy na sa noy yi mën a xaw a difficile tuuti surtout que Wade wérul daal mag la daal. combat bi mu yëglu xam nga du combat wu mag ndax nee na dana jiite ay troupam ci déggin nit ñi dañ koy xaar mu jiite leen wala bokk dañuy jàpp ci kàddoom rek. ne comme wax na nañu dem mën a ji combat bi nu muy demee. xam nga déggin dafa jafeñ. xam nga foofu nga nekk ni jiite nga ay nit. boo jógee laaj micro laaj studio laaj. technicien laaj ñoo ñëpp mobilisé wu taxaw ñu ngi Ablaye Cissé mobilisé na troubam xalaatal Youssou Ndour ni moom foofu ak ñi nekk si moom ñi nekk si waawam ak ñi ko mën a déggal ak ay soppam ñi ko mën a topp bu jógee ni day woote xalaatal ñu fay def bu màdd ne dinaa leen yóbbu ñu xeexi du Abraham mi ni day yóbbu juif yi Israël du tamit ki jógoon ne day toji kaaba gi waxin la rek dinaa leen yóbbu du dina leen jëli ku nekk yenu leen yóbbu leen dinaa leen yóbbu mooy bu ma waxee xëy na ñoo ñëpp déggal ma def li ma def ñu ni kàttan gi ma amoon mën-mën bi ma amoon ba léegi mi ngi fi bu fa doole bi nekkul xel baa nga fa fit baa nga fa kooku mooy Ablaye Wade waaye ñëpp xam nañu tey ji ñaanal ko mu noppalu moo gën a yomb di ko gis naan day def marché bu la comme ni mu defoon naan 81 waa Matam na ngeen def guddi na romb naa leen maa ngi daw yore kaanam di yoxi loolu moom. waaw mais xam nga moom jëmmam xëy na bu génnee nit ñi topp ko dana mujj doon mbooloo ba doon bala muy wut mu am ko ci ndax mobiliser lay wut te xëy na moom jëmmam rek doy na mobiliser ndax loolu aussi du doon leneen campagne ci biir campagne électorale bi. ci biir campagne bi lay doon am alxames suba moom bu ñëwee. bu wàccee nit ñi dinañ ko teeru dafa def yàlla dafa def ni ñun Sénégal li mu ñu may mooy nit ku ñu dimbali jàppale ñu nekkal ñu ñu mën ko nekkal Wade jàppale na Sénégal yi li mu duggee ci politique ba léegi am na juróom fukki at li ñu musul ñeme xëy na ñeme nañ ko léegi li ñu musul xalaat xëy na xalaat nañ ko kooku ngor googu ak kóllëre gi loolu moo fa def bu ñëwee moom si boppam nee na leen wootewul moom si boppam nee na leen marché bi ñuy def résistance bi ñuy def pour que élection yi bañ a am ci jàmm lañ koy def woowul xuloo woowul xeex xuloowul taasoowul bu wàccee mooy demal boppam xam nga waxee bi dafa xaw a des. mais xam nga ku jéggi ci pam xëy na danañ ko teg foo xam ne ni peut-être mooy place am wala du place am ndax danañu ko xëccoo ndax yaakaar mbooloo mi nga xam ne nii dese na ko. donc yaakaar nga ni dana am place ci campagne bi. ñëpp nga koy xëccoo parce que li yàlla dafa may Wade loo xam ne ni bi mu commencé di dugg ci joŋante ba léegi 78 ba 2012 bii ñu génne. boo jëlee téeméer yu nekk ñaar fukk yi ñu ngi ci PDS fa la ñuy maxe mu neex mu naqari fa la ñu ne mu neex mu naqari loolu la Wade am li gën daal defe naa li wóor bu ñëwee suba alxames dana dem julli ji Touba àjjuma samedi ak dimanche dana am ay visite yu muy def yaakaar nañu sax ni dana seeti xalifa bu fa jógee bu altina mu wax li muy wax mu jeex ñu bari tamit ñi bëgg a songu xalifa li ñuy wax naan day xaar CEDEAO xaaru CEDEAO day xaar taseeg Wade bu ñu tasee ñu seet ndax la ñuy def bu fekkee ni dinañ mën a d'accord si ni ñuy tojee seen bopp kaña ñu xam bu fekkee d'accord ñu ku nekk def waaye fi mu nekk de
ku nekk soxla na Wade ni jàppal leen diw wala jàppal leen ndax. jërëjëf Pathé Mbodj jërëjëf. man maa lay jërëjëf Ablaye. merci. mbokk yi rafetlu nañu ànd bi ak rajo Futur Média foofee kon la ñuy yem ak yéen ci seen journal de la présidentielle. benn waxtu du une fekk 52 minutes Mamadou Mohamed Ndiaye ne woon ci kaddu geemoon mbégte mu yaa doon ci ànd ak yéen ci machine bi Abdoulaye Diop Aliou Ba ak Ibou Ndour gërëm soxna Naata Mbaye ak équipe bu rédaction bi doon ànd ci réalisation bi ba lii yëpp yemb gërëm it mboolem ñu ci jàpp journal de la campagne information yi jëm ci campagne présidentielle 2019 dara du leen cumpu ci rajo Futur Média fi leekub diir daañu dellu si tey ji nag jégalu géew bi du ngeen ko am ak Abdoulaye Cissé sabab li moo di Sénégal dafay football ak Ghana max bu la bu tënku ci CAN U20 bay am ci réewum Niger ñu xam ne buñ ca noppee daañu ànd ak Ajaratu Binta Diallo nag ci géew bi ci rajo Futur Média mbokk yi yàlla na jàmm yàgg.